asalaamualeykum mbokki Pastef UK Worldwide seen mbokk seen xarit Adjuma Ka maa ngi dellu siwaat di leen nuyu bu baax a baax a baax a baax di ñaan yàlla aussi sama wax ji fekk leen yéen ñëpp ci jàmm. ginnaaw loolu aussi ñoo ngi nuyu le coordonnateur général Mamadou Ndiaye di nuyu aussi son vice coordonnateur Charles Romano di nuyu aussi le secrétaire général BMW Mamadou Badji di nuyu aussi ki nga xam ne moo jiite commission des sages Pastef UK muy Samba Koli di nuyu aussi kilifa yi nga xam ne ñoo fi daje yëpp di dalalaat vraiment kenn ci ñun aussi muy notre futur maire de Bogal muy Abdourahmane Diallo tey moom la ñuy dalal ngeen xam ne tey ñoo ngi toll juste ci clôture ñu war a clôturer campagne bi nga xam naa ne tey mooy bokk ci ñi nga xam ne ñooy mujj moom la ñuy mujj jàkkaarlool kon su fekkee ni monsieur le maire yaa ngi dégg nga dugg nuyoo ak ñun su neexee yàlla. asalaamaaleykum Pastef UK Worldwide man la seen xarit seen mbokku patriote Abdourahmane Diallo candidat à la mairie de Bogal dans la région de Sédhiou département de Bounkiling arrondissement de Bogal commune de Bogal di leen nuyu di leen ziar di nuyu Adjuma Ka mi nga xamante ne moo waral tey sama teewaay fii fas yéene waxtaan ak yéen ci mbirum élection yi ci lépp li nga xamante ne dafa aju ci suñu commune bi di commune Bogal incha allah di nuyu tamit patriote yëpp képp koo xamante ne yaa ngi fii di rafetlu liggéey bi ngeen di def vraiment li ngeen di liggéey ci Pastef bi mooy ci Sénégal fii ak ci Europe bi yëpp. jërëjëf monsieur le maire monsieur notre futur maire Abdourahmane Diallo de Bogal bon question bi ma lay njëkk a posé mooy sa parcours au juste yow yaay kan fan nga jaar ba egg si tey fii nga egg si tey ba ñu tabb la coalition Yewwi Askan Wi tabb la pour ci commune Bogal yow yaay kan. waaw asalaamaaleykum monsieur Adjuma sa question bi sama parcours man maa ngi tudd Abdourahmane Diallo né le 22 mai 1994 à Bogal maa ngi dugg école décembre 2001 ci école élémentaire bu Bogal foofu laa jàngee ba am sama entrée en sixième en 2007 ba ma amee sama entrée en sixième ma continuer ci CM de Bogal nekk foofu ba am sama BFM ma dem Carrefour Medina Wandifa dans le département de Bounkiling toujours ci biir Sédhiou foofu laa jàngee ba ma am sama bac après mon bac je suis allé à Dakar ñu orienté ma ci benn université privée mooy une école de commerce formation professionnelle ñu koy woowee école supérieure de commerce Subdeco Dakar ci benn filiale am bu ñuy naan Institut Mercure waaw foofu laa defee sama formation formation ma am sama licence professionnelle en finance comptabilité. jërëjëf monsieur Abdourahmane Diallo ci parcours bu am solo boobu li may faral di wax que suñu candidat yi rek vraiment ñoom vraiment tànneef yi ñu leen tànn yu am solo la vraiment ku xool aussi sa parcours bi nga jaar xam ni gestion moom di nga ko war a mën bu baax a baax a baax a baax a baax yàlla na yàlla barkeel te sàmm la aussi ginnaaw loolu aussi bëgg naa nga wax ñu Bogal fan la nekk waaw xam naa ni waru sori Bounkiling moo ngi ci biir Sédhiou waaye nañ ko gën a soo ñu ko mënee leeral ba nga xam ne dina leer nga xam ne ku fa bëggoon dem ëllëg du am benn jafeñ-jafeñ. amin yaa rabbi amin waaw gis nga waaw Bogal mu ngi d'abord mu ngi ci biir Sénégal mais fan ci biir Sénégal mu ngi ci Casamance fan tamit ci Casamance mu ngi dans la région de Sédhiou fan ci Sédhiou mu ngi ci dans le département de Bounkiling fan ci Bounkiling mu ngi ci commune bu ñuy arrondissement de Bogal donc Bogal c'est un chef-lieu d'arrondissement encore Bogal mu ngi ci biir Kawada bi mooy fan mooy tey jii moo nekk presque porte d'entrée Casamance boo jógee Sénégal nga jógee Dakar di ñëw boo ñëwee ba romb poste Kër Ayib nga dugg Gambie boo ñëwee ba jeexal Gambie fi ngay duggee Casamance bi dugg nga ci commune bu Bogal boobu yaa ngi ci biir commune Bogal bi benn ngay demee ba Saare Paate foofu la commune Bogal bi yem ci RN4 bi mais nag Bogal village bi boo jógee Sénéba nga ñëw ba Saarel Kaali fu ñuy wax Saarel Kaali ci sa droite nga war a dem
Médina Wandifa ci sa droite am na benn axe yoon ran bu dugg ci biir à 5 à 7 kilomètres noonu boobu moo dugg ci biir Bogal village Bogal bi nga xamante ne moo nekk chef lieu de commune bi donc Bogal mu ngi nekk ci porte d'entrée Casamance bi ndaxte commune Bogal bi moo nekk ci frontière bi moo nekk frontière diggante Sénégal ak Gambie waaye nag Bogal village da ngay ñëw ba Sarel Kali nga dugg foofu moo nekk chef lieu d'arrondissement bi moo nekk chef lieu de commune bi foofu mooy fan mooy dëkk Thierno Abdourahmane Bari tey jii ku ko xamul tamit dégg nga ko mooy ci biir Sénégal ak ci àdduna bi yëpp muy kilifa diine bu mag di faral di fa def ay ziare chaque année ziare général ziare bu mag kon Bogal moom adresse am loolu mooy adresse am bu fekkee nag côté Ziguinchor nga jógee tamit boo ñëwee ba Rumbu Médina Wandifa nga ñëw ba Sarakari sa côté gauche la ran di féetoo loolu mooy adresse Bogal kon Bogal tey moom kenn waru koo réere ci àdduna bi ndaxte ziare jërëjëf monsieur Abdourahmane Diallo ci leeral yu am solo yooyu sama beneen question day dellu siwaat ci wàllu commune bi muy commune Bogal commune Bogal au juste lan nga jàpp ni tey suñ la ko joxoon tey ji su la yàlla maye tey nga gagné commune bi tey lan nga jàpp ni tey mooy doon say priorité au juste. pour la question xam nga tey jii boo jëlee commune Bogal bi d'abord ñu ngi ci 52 villages moo constitué commune bi yëpp mais 52 villages yooyu noonu boo leen xoolee presque dëkk yi yëpp benn feebar la ñu yor waaye laata loolu dafa am benn affaire boo xamante ne moo nekk d'abord priorité ndaxte ñun fii dafa am loo xamante ne loolu moom dafa doxul dara ci suñu commune bi mooy suñu état civil bi d'abord ndaxte nit ki balaa nga koy wax dara d'abord loolu mooy nekk suñu premier problème fondamental tey jii ku jóg dëkk yi sax boo fa duggee balaa ñu lay jàmbatal d'abord lu leen métti wala lu leen kii affaire de extrait de naissance lañ lay jàmbatal kon nga xam ne ñun ku jot mairie soo jotee mairie bi d'abord sa premier acte bi ngay def mooy fexe lijjanti état civil bi ba mu normal ndaxte ñun fii kayit juddu moo gën a jafe d'abord ci suñu lu ñu am kayit juddu moo nekk suñu problème fondamental ndaxte ñi fi nekk depuis des années ba tey pour nga jot foofu extrait de naissance c'est tout à fait un problème extrait de naissance yi nga xamante ne depuis 2006 amul benn élève wala benn étudiant bi nga xamante ne sa extrait de naissance 2006 la nga mën ci def benn concours wala benn examen ndaxte dara baaxu si kon loolu dafa nekk benn problème boo xamante ne ñun dañ ko jël si priorité yu ñuy def. waaw teg si fii en plus fii suñu problème yeneen yi mooy ndox naka la ñuy fexe ba dëkk yi am ndox naka la ñuy fexe ba suñu commune bi am hôpital ndaxte mënoo imaginer une commune qui fait 52 villages population bi nu mu bëree waaye amul fenn foo mën a dem pour nga faju fenn amu ko les gens sont obligés dañuy jóge fii dem Gambie faju ji foofu noonu donc ñun loolu bokk na ci suñu priorité fexe ba naka la ñuy amee benn structure sanitaire bu mucc ayib bi nga xamante ne day nekk accès à la population nit ñi naka la ñuy def ba ñu mun a am ndox te boo yàlla bu la yóbboon si yeneen dëkk yi da ngay yërëm jigéen yi ndaxte da ngay gis ay jigéen ay xale yu ndaw di goxi ci ay teen qui font plus de 30 mètres 45 mètres de profondeur loolu dafa métti ak yoon tey am na ay dëkk yoo xam démb rek mooy bi ñuy jokkoo noonu maa ngi woon si benn dëkk tombé naa panne ñetti yoon suñu oto yi tellement amul yoon ñooñu nawet su jotee duñu mën a dem fenn donc loolu dafa bokk ci suñu priorité ci suñu programme naka la ñuy defee bi ñu désenclaver ñooñu naka la ñuy defee bi ñu am ay axes yuy dugg foofu nga xamante ne c'est des axes praticables toute saison heure bu nit bëgg a dem rek day jaar ci axes yooyu noonu mu génn ndaxte dëkk commune bi dafa tëju surtout côté l'ouest bi dëkk yooyu noonu. monsieur le maire Abdourahmane jërëjëf xam naa ni maa ngi jéggalu tuuti rek dama amoon tuuti contretemps
ginnaaw loolu xam naa ne beneen question bu ma lay posé bala may ñëwaat léegi beneen question bu ma lay posé day dellu siwaat ci coalition bu mag boobu nga xam ne moo tudd Yewwi Askan Wi Yewwi Askan Wi naka la tëddee foofu ci Bogal voilà ak investiture yi aussi naka la demee woon. éducation tamit dafa bokk ci suñu programme bi dafa am foofu place bu am solo ndaxte suñu commune bi taux d'abandon bi dafa bari lu ko waral mooy ñàkk a lycée taux d'alphabétisation bi dafa faible ndaxte lu ko waral manque d'infrastructure scolaire tey dëkk yu bari bëgg nañ jàngale seen doom yi waaye amuñu école dëkk yu bari boo fa demee ay abri provisoire nga fay fekk ñun nag loolu dañ koy xeex fexe ba école yi dëkk yi am ay école fexe tamit ba daara moderne yi daara yu moderne yi parce que fii en dehors de l'école fii zone boo xamante ni la zone de ay religieux ñoo fi nekk donc dafa bari ay daara mais naka la ñuy fexee ba daara yooyu noonu ñu def ko ay daara moderne nit ñi di ci jànge alxuraan. jërëjëf monsieur Abdourahmane Diallo tey mooy suñu invité fii ci Pastef UK ñoo ngi lay suivre bu baax a baax coordonnateur général Mamadou Ndiaye moo ngi lay suivre et son vice coordonnateur ak le secrétaire général ak l'ensemble du groupe. ginnaaw loolu beneen question bu ma lay posé maa ngi lay dégg yaa ngi jooytu problème mu ndox di jooytu problème mu ay extrait de naissance yoo xam ni communes yi waroon nañ ko liggéey di jooytu aussi yu bari kon donc jàpp nañu yooyu mooy say priorité xam naa ne beneen question bu ma lay posé aussi mooy ginnaaw loolu aussi bëgg naa xam ci commune Bogal lan moo ëpp lu ñuy dundee maanaam mbay la càmm la napp la mais foo ci toll rek nga leeralal ñu ko incha allah. ci cadre coalition bi mu nekk coalition boo nga xamante ne tey jii moo nekk coalition bu gën a mag ci Sénégal moo nekk coalition bi nga xamante ne tamit dafa composé de grands hommes de grands leaders ñu gëm réew mi bëgg Afrique ñoo ko composé waaw nu mu tëddee fii depuis investiture yi avant wala laata investiture yi ñun Pastef mu ngi dugg fii pratiquement ba dund nit ñi di ko dund en 2018 ci pré-campagne électorale présidentielle yi ndaxte ñun ay étudiants lañu on était ñu ngi woon Dakar mais yàlla def nag ñu amoon fi ay éléments yi nga xamante ne ñoo nekkoon sur le terrain di ci travailler ñu collaborer ak ñoom ñu nekk ci ba ñun ñu ñëwaat ci 2019 bi présidentielle yi ñu liggéey ci ba c'était la première fois une partie d'opposition am ci zone bii nii ay résultats yooyu noonu ndaxte fii dafa nekkoon zone boo xamante ne tout le temps les gens ñu ngi ci pouvoir bi ils sont tout le temps avec le pouvoir mais ñun ñu xeex ko éveiller conscience nit ñi won leen ne boo gisee lu baax da nga ciy ngoy te ñun gis nañ lu baax li nga xamante ne du pour kenn pour ñëpp la waaw te ñun toppewuñ ko pour benn leader toppewuñu ko pour kii mais dafa am idéologie bu ci nekk bu ñu incarné boobu moo tax ñu topp ko kon boobu dafa jaadu ñu yaatal ko ci suñu gox bi du ma wax kese commune Bogal bi mais dans le Kabada waaw te yàlla def na dans le Kabada arrondissement de Bogal bi dafa composé wu 5 communes yàlla def na si 5 communes yooyu noonu yëpp chaque commune am na benn candidat de la coalition Yewwi Askan Wi te candidat boobu mu ngi jógee ci parti Pastef donc loolu sant yàlla la. ndaxte investiture yi dafa xawoon am benn jafe-jafe bu ci nekkoon waaye li may wax rek nit ki bu fekkee ne yow du poste moo la yitteel bu fekkee ne yow liggéey moo la yitteel bu fekkee ne yow projet parti bi wala projet coalition bi moo la yitteel kon pour nga liggéey dana yomb donc ci investiture yi dañu xawoon am quelques jafe-jafe ndaxte comme parti Pastef bi mu ki woon ci primaire yi dañu ne woon primaire dafay am primaire yooyu noonu ñun si suñu commune on avait 3 candidats yàlla def si 3 candidats yooyu noonu ñun da doon def élection mais nit ñi jubóowuñu ci contexte yi ñu nar a teg pour dem élection te ñeneen ñi ñun bu ñu defee gëstu bi ñu xam ne ñooñu
ils étaient venus dans le parti que pour am poste wala pour parce que ñu fal leen maire ñu ne leen ah fii nag def am ay critères li nga xamante ne parti bi yooyu la lal yooyu moo war a nekk ñu nekk si loolu topp ko ba ñi nga xamante ne ñoo nekk coordonnateurs yi ñu juboo ne léegi pour ñu tànn kii bi nañu def par profil chaque candidat na dressé profil am def sous forme de CV ñu déposé ko ci coordonnateur bi ñu xool à partir de là ñu xool critères yi nga xamante ne les candidats vont les remplir ñu xool le meilleur profil ñu jël boobu ñu tànn ko comme candidat de la sélection nag ci la ñu jël sama profil ñu xool ne peut-être sama profil moo adapté wu au candidat bu ñu bëgg wala sama profil moo adapté wu ci ñoom lu ñu soxla ëllëg ci gestion mairie bi wala ci liggéeyu parti pour parti bi ñu jël ma ci lañ ma jëlee ñu tabb ma comme candidat de la du parti d'abord après loolu ñu ñëw ñu tabb ma encore le candidat de sélection nag ci la ñu jël sama profil ñu xool ne peut-être sama profil moo adapté wu au candidat bu ñu bëgg wala sama profil moo adapté wu ci ñoom lu ñu soxla ëllëg ci gestion mairie bi wala ci liggéeyu parti pour parti bi ñu jël ma ci lañ ma jëlee ñu tabb ma comme candidat de la du parti d'abord après loolu ñu ñëw ñu tabb ma encore jërëjëf monsieur Abdourahmane Diallo suñu invité tey depuis Bogal bu commune bu Bogal léegi beneen question bi may dolliwaat mooy foofu au niveau de Bogal lan ngeen am ngeen hôpital wala am ngeen ay lycée CM et tout ndax infrastructure yi maanaam lu mel ni tali yeeg am na ay tali am na ay tali goudron wala amu ko su ko amul aussi est-ce que yéen a ngi xalaatal loolu aussi ndax dem beeg dikk bi mën a yomb. activité principale yi nit ñi am mooy mbay moo nekk activité principale bi fii nii ci commune Bogal bi après nag nga indi élevage bi waaw nga indi càmm gi waaye nag activité principale bi commune Bogal yor mooy mbay la ñu am moom la ñuy liggéey moom la ñuy def léegi nag càmm gi moo nekk deuxième kii boo xamante ne tamit nit ñi dañ koy pratiquer bu dul loolu à part activité saisonnière yi loolu ay maraîchage la boobu tamit c'est dans le Bogal village lay gën a di fare ak dëkk yu ndaw yi ko wër parce que dafa fekk ne dafa am fii un homme religieux boo xamante ne en dehors de sa vie spirituelle ak religieuse c'est un acteur de développement donc mu fexe ba def benn drainage bu yaatu ci benn cours d'eau bu fi nekkoon ba yàlla def tey noor ak nawet gars yi dañ ci def maraîchage bu bari waaw loolu tamit léegi da nga koy boole ci activité yi nga xamante ne dafa nekk ci biir commune bi te boobu incha allah bëgg nañ ko lawal fexe dimbale yeneen dëkk yi naka la ñuy amee accès ci loolu noonu ndaxte loolu gis nañ ne voilà dafay dundal commune bi ndaxte fii ci Bogal boo jëlee exemple Bogal village da nga gis ay jigéen wala ay nit di def seen tool soble wala seen tool kaani wala leneen di ci am xaalis. ginnaaw loolu ñoo ngi toujours ci plateau bu Pastef UK Worldwide ñu fiy dalal tey monsieur Abdourahmane Diallo nga xam ne mooy tête de liste commune Bogal ci coalition Yewwi Askan Wi cette grande coalition là léegi ginnaaw loolu Abdourahmane Bogal xam naa ne ku ne Bogal aussi di nga tudd Thierno Alassane Bari Thierno Abdourahmane Bari dinañ ko tudd ñoo ngi koy nuyu di sàkku ci moom aussi ñaan surtout suñu coalition bi yàlla may ñu ci ndam ginnaaw loolu xam naa ne damay laaj benn question bu mujj rek après ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk yi mooy ana lan moo tax aussi nga bëggoon nekk maire Bogal. alhamdulilah ñu ngi ci sant yàlla bu baax ndaxte ñun en dehors ci parti bu ñu bokk dafa am feneen fu ñu bokk fi nga xamante ne tey bépp nit yaa ngi ñaan yàlla bokk ci loolu wala bokk ci kooku mooy ci suñu kilifa nga xamante ne suñu wasila la sama sëriñ la sama lépp la di sama turandoo tamit alhamdulilah bàyyiwuma benn yoon bi ma duggee ci affaire bi wala boog bu ñu duggee ci mbir mi ba léegi mu ngi ci def kemtalaay kàttanam ndaxte dara ñorul ko lu dul naka la dëkk bi di avancé naka la commune bi di avancé
bu ñu ñëwee ñu won ko ne ñun ah taxaw nañ te parti bii lañu yaakaar ne suba moo mën a sukkali suñu gox bi bëgg nañ nga dimbale ñu ci mu ngi ci def lépp lu mu mën donc suñu chance foofu mooy am na yaa de ces villages yoo xamante ne ñooñu xam nañ Sénégal nu muy doxee ci cadre ndigal ci cadre yeneen yi donc ñooñu ce sont ces villages donc man ya am à 99% change gagner élection yi dans la commune de Bogal incha allah rabbi parce que commune bi 5748 électeurs la donc 5748 électeurs yooyu noonu boo ko répartir ci 7 candidats da ngay gis ku nekk dafay am ay 800 et quelques électeurs mais ci biir loolu donc ku nekk war nga am au moins des bureaux de vote yi nga xamante ne yii tu en es sûr que da nga koy gagné te yàlla def na alhamdulilahi rabbil alamin ñun y a des bureaux yoo xamante ne moom am nañ ne assurance ne incha allah dañ koy gagné ci kattanu yàlla ak ci ñaanu suñu sëriñ ci ndimbalam bu soobee yàlla donc loolu moo tax ma ne la am nañ 99,99% gagné élection. jërëjëf monsieur Abdourahmane Diallo ci chance yooyu nga wax noonu ak pourcentage yu am solo yooyu 99% am na solo yal na yàlla mottali ko waaw ñu bàyyi la rek incha allah comme niñ ko waxee woon. ñu tàggatoo ci wàllum infrastructure yooyu moom damay wax ne amul parce que ñun benn rang-rang moo traversé fii dem ba Jamakouta ba fële rang-rang boobu depuis année bi may dugg école CI ba léegi chaque année ñu ne dañ koy goudronné yeneen dëkk yi moom n'en parlons même pas sànq maa ngi koy wax ci sama beneen vocal bi la fa yàlla su la fa yàlla yóbbee da ngay wax ne fii naka la nit mën a duggee dëkkee fii ndaxte amul benn yoon c'est comme di ay piste ay chantier laay comme seen yoon yi comme ay chantier yi nga xamante ne sàmmkat yi foofu lañ doon jaar tellement seen état yoon yooyu noonu donc ñooñu nga xamante ne nawet su tawee ils resteront fermés pendant 3 mois wala 4 voire 4 mois 5 mois yoo xamante ne duñu génn ndaxte duñu am yoon amul kii ndaxte yoon yi du kenn du mën a pratiquer yoon yi kon yoon moom ñun amuñu ko suñu commune bi moom amuñu ay yoon hôpital ay poste de santé la ñu yor mais poste de santé yan genre poste de santé la ñu yor nga xamante ne da nga ciy dem garab sax pour nga am ko problème la da ngay dem ñu visiter la bindal la ay ordonnance doo am foo jëndee garab bi hôpital bi poste de santé bi ñu ne la amul kii naka la amul médicament tu es obligé nga yónnee sa ordonnance Carrefour wala Bounkiling pour nga am ay comprimés lycée amuñu ko ay ñaari CM lañ fi yor mais CM yooyu tamit benn CM lañ ci clôturé mooy CM bu nekk ci Bogal village beneen CM bi mu ngi Sénéba ci frontière bi donc CM yooyu noonu CM boobu benn genre miir lañ fa commencé depuis presque 10 ans ba léegi agul demul fenn école élémentaire yi moom boobu du clôture du ndox du dara yooyu soo fa am na ay dëkk yoo xamante ne sax amuñu école élémentaire da ngay gis boo fa demee heure yu xale yi di jàng da ngay gis lu fa toog ci xale nga laaj leen ñu ne la ñun amuñu école wala nga dem fekk benn mbaar lañ fa def ñu ut benn enseignant di ko dëkk bi di ko fay par 1000 francs 2000 di teg di ko fay loolu moo fi nekk waaw hôpital moom amuñu ko nee naa sànq ci vocal maa lay naa ne fii ñun gars yi bu ñu bëggee faju Gambie la ñuy dem faju ji Gambie alhamdulilah Gambie la ñuy dem commune Bogal moom wala Kebada wala Casamance wala Sédhiou munoo waxte waxoo Thierno Abdourahmane Bari mooy kilifa diine bu mag nekk chef religieux bu mag di def ziara annuel bu mag chaque année waaye en dehors de loolu mu nekk koo xamante ne c'est un acteur de développement tey jii boo ñëwee Bogal buñ la nee dëkk bi ci biir àll bi la nekk da ngay ne déedéet waaye alhamdulilah ak moom te lu bëri loo xamante ne ay politiciens wala ay kii ñoo ko waroon def moom moo ko faggul boppam def ko ci avec ses moyens ba tey jii Bogal da ngay gis jigéen yeewu fii bay toolam jaay am ay 500 000 1 million ak fi sa doole toll di yóbbu sa kër góor yi tamit waxi noppi te loolu nawet ak noor la ñu ngi koy def kon loolu Thierno Abdourahmane Bari moo ko liggéey boo ñëwee nga fekk jumaa yi mu samp nga fekk daara yi mu samp kon nga xam ne kooku ci bépp
côté boo xamante ne rek war na développement war na fa jaaree rek mu ngi ci taxaw donc kooku boo nekkee ci ronam da ngay sawar pour liggéey